Dakaractu dikkaat ak yéen ci seen émission ndogu des célébrités ñu nar a seq waxtaan ak maître Khassimou Touré ñu war a waxtaan un peu ci liggéeyu avocat ci biir weeru koor ñu jàll ci biir waxtaan ak kii di maître Khassimou Touré avocat à la cour. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعا محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت المذاق حافظه. Maître Khassimou Touré avocat mooy suñu invité tey ci seen émission ndogu des célébrités maître ñu ngi lay nuyu. bisimilah rahmaan ñu ngi lay fay sax Bamba. maître nga di avocat à la cour ñu nekk ci biir weeru koor ndax mun nga dellu ci tuuti ci liggéeyu avocat ci biir weeru koor gi. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan weeru tedd yi nga xam ne nii ñu ngi ko tàmbali yàlla nangu ci suñu jaamu yàlla def ba réew mi juboo gën fi am yàlla def ba lépp loo xam ne nii sàkku nañ ko ci yiw ci weeru tedd wii suñ borom defal ñu ko ci kàttanam ak maninam am na ko mën na ko yàlla ñu yàlla nangu suñu weeru koor nangu suñu jaamu yàlla te ñu fekk ko ay ati at gën ko man gën ko tal ci barke Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Bamba li nga ma laaj danaa ci sawar pour tontu la parce que benn liggéey yombul. nit ñi dañuy réere mbir parfois yaakaar ne ki nga xam ne ni mooy utiliser dooleem moom mooy gën a sonn ci weeru koor ki nga xam ne utiliser xalaatam loolu amul ki utiliser dooleem day utiliser dooleem mais ki utiliser xalaatam day utiliser xalaatam di indi doole di indi dooleem ndax boo xalaatee da ngay wax boo xalaatee da ngay bind te loolu dafa am ci organisme ay aliments yoo xam ne ni ay loo xam ne ni suñu borom mooy ko sàkk muy ay yoo xam ne dañ ko war a jëfandikoo muy suñ xel di mën a lucide suñ mën xel du mën a équilibré bañ am kàttan pour mën a xalaat parce que xalaat lu metti la moom moo tax métier avocat ci weeru koor métier bu metti la metti na ci ñetti fànn metti na ci boo toogee sa cabinet di liggéey dossier metti na ci boo nekkee tribunal di plaider
métti na si boo ñibbi sa xalaat sa kër lu tax mooy nga xëy dem tribunal wala plaider tribunal boo fa demee du daw àgg rek da ngay plaider boo àggee dana am ñoo xam ne nii da nga leen néggandiku ce dossier dafa am moment bu ñu koy woo dafa am war heure boo xam ne da nga ko war a plaider loolu tamit métti la nga nekk tribunal xëy ba 15 heures wala 16 heures léeg-léeg sax am na ñoo xam ne 18 heures wala 20 heures la ñu commencé plaider am na ñoo xam ne dañ fay nekk ba 2 heures du matin seen ndogu du mën a demee noonu seen liggéey la ñuy jiital muy nekk loo xam ne lu métti la bu ndog jotee woon dañuy wàcc jënd tàndarma lekk wala ñu def ko seen sac àndaale ko di génn am na ay distributeur de café yi fa nekk nga xelli benn kaas café naan ko boo ñibbisee sa kër mooy jattale point bi day fekk nga sonn boo xam ne sax day doy waar soit bu fekk da nga tëj woon si biir doon liggéey dossier wala nga jóge audience nga ñëw sa kër war a waxtaan ak sa famille war a nemmeeku ak sa famille war a recevoir ay nit war a ndog ak ñoom mais du yem foofu parce que boo ñëwee sa kër ba def sa ndog ba pare yaa ngay xalaat ëllëg dossier bi nga am ëllëg fan nga war a jaar pour gagner ko yaa ngi war xalaat ëllëg yan argument da ngay tëdd ba ay 2 heures du matin di réfléchir si ay affaire yu say accès de plaidoirie fan laa war a jaar ban règle de droit laa war a convoquer nan laa mën a xalaatee réfléchir ba ce problème juridique bi nga xam dafa posé te am ku ma koo xam ne sama adversaire dafa jàkkaarloo ak man ni ngay xalaatee ce dossier suba moom la koy xalaatee argument yi mu xam ne da ko war a xalaat pour indil la ko yëpp nan ngay xalaatee argument yi ko effacé kon dafa nekk liggéey boo xam ne dafay tourner amul noppalu. jërëjëf maître kon bu ñu desandee ci dossier yooyu dossier Khalifa Sall di yenn dossier yi nekk ci sa loxo dossier bi war a dem appel balaa ñoo yegg ci biir waxtaan bi xanaa ñu laaj la rek ndax yaa ngi am ay nouvelles Khalifa Sall di sa client. li ma xam ak ni ma leen xamee moom Mbaye Touré xam naa ne nit ñu gëm yàlla lañ nit ñu gëm suñu borom lañ nit ñu nàmp si diine lañ nit ñu fonk seen diine lañ. et je sais que comme Sénégal yëpp ni ñu koy defee ñi nga xam ne ay julli lañ ñu fonkoon jàmm yàlla la xam naa ko si ñoom xam naa ko si Khalifa xam naa ko si Mbaye Touré ñu fonk jàmm yàlla lañ donc bu weeru koor bu ñëwee day tax day yokk seen ngëm-ngëm parce que ni ñu leen privé liberté tey ñu nangu ko noonu la ñu privé lekk ak naan privé ko seen i morom privé que ñoo xam ne ñoo leen gën ñu nangu ko loolu yëpp ay leçon la privation moom am na si liberté am na si nourriture am na si leneen ak leneen ak leneen te nit ñi dañ koy nangu doomu aadama da koy nangu weeru koor bi daf leen di mën a jàngal si lu bari daf leen mën a yees si bari ne leen lii natt ba ma leen teg nii man suñu borom teg naa ko ñi ñoo xam ne ñoo leen jiitu ñu dëkk ko nangu ko ñii maa ngi leen xëy di leen aaye tey ñu añ ñu reer ñu bañ a añ bañ a ndekki bañ a naan ba jant ba a joteeg seen soxna ba jant soo ñu nangu ko kon dafay naa ne man ni ma leen xamee ñoom ñaar ñooñu ak ñeneen ñi fa nekk ñëpp parce que ñoom ñaar kese ñoo nekk prison ñu nekk prison dafa bari te ñoo ñëpp ñu ngi leen di ñaanal suñ borom taxawu leen nattu la lu metti la dañu ay mbokk am na ñoo xam ne ay soutien de famille lañ am na seen biir ñoo xam ne ay nitu yàlla lañ ñoo xam ne ñu ngi fa si biir ay nitu yàlla lañ te mënuñu ko xam mais ña ngi fay def jaamu yàlla gu wér ña nga nekk si biir di ñaanal doomu aadama yi mu leen dal am na ñoo xam ne ñu ngi si biir lu ñu wax suñu borom def ko xam nga loolu Cheikh Bamba am na ñoo xam ne ñu ngi si biir kaso gi ñu defee ne dañoo tooñ te fekk tooñ ñu erreur judiciaire day am fekk ni ñu sell ñoo fa nekk ñu wér ñoo fa nekk ñoo xam ne ñu seen lamiñ barkeel ñoo fa nekk mais loolu lépp ay natt suñu borom la. privation liberté boobu ñu dal ci kaw Khalifa Sall yéen ñi nga xam ne yéen a ngi koy layoo yéen ci nar a dem ba fi mbaxana doone benn comme niñ koy waxee dossier bi war a dem appel ndax mun nga ñu fàttali un peu ci situation bi dossier bi toll nii ak fan ngeen ci toll ci wàllu appel boobu ngeen war a déposer. dossier Khalifa Sall bi dañ koy woowaat parce que ñi njëkk a atte dañ ne Khalifa Sall ak Mbaye Touré ak ñeneen ñi ñu ngi leen doon topp ñu ngi leen condamné ci escroquerie portant sur des deniers publics
ay njuuj njaaj ay njublang si alalu réew mi di leen topp si faux et usage de faux di leen topp si comment dirais-je complice non blanchiment bàyyi nañ ko complicité de faux et d'usage de faux ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu tëj leen 5 ans si seen wax confisquer le 5e de leur bien nit ñi dañ koy fàtte toujours te loolu am na si du amende bi ñu wax 5 millions amende bi bokkut ak dara confiscation du 5e de leur bien c'est-à-dire alal ji ñu am ñoom nga xam ne ñoom ñoo ko moom le 5e yoon jël na ko nee na nañ ko verser si keesu réew mi donc ay daan yu diis la yu metti la moo tax bu ñu demee cour suprême cour d'appel baal ma danañ xoolaat ndax atte boobu ñu ko atte woon tegu na si yoon wala teguwul si yoon ndax dañ koy parce que cour d'appel boo fa demee ñaari mbir mooy am li ñu atte woon ñu confirmer ko daal di li ñu atte woon ñu atte woon li ñu ko atte teg nañ ko si yoon daal di kon dañ koy confirmer wala ñu infirmer ko c'est-à-dire ñu atte dañu juum donc comme juum nañ ñun mën nañ gis ne Khalifa Sall deful dara mën nañ gis ne faux ak usage de faux amul mën nañ gis ne complicité d'escroquerie amul mën nañ gis ne escroquerie amul bu ko defee ñu ne dañ leen seetal seen der donc cour d'appel boo fa demee bu fekkee ne yow dañ laa condamné li ngay wut pour ñu seetal sa der la am na ñoo xam ne dañ fay dem aussi pour ñu wàññi daan bi ñu leen daan bu ñu la tëjee 5 ans mën nga dem cour d'appel nga am 2 ans. li ñu seetlu ci peine bi ñu teg ci kaw Khalifa Sall ak Mbaye Touré gis nañ ne am na benn peine boo xam ne dinañ ko tëdd ak lii di amende 5 millions mais seetlu wuñ ne am na ay dommages et intérêts ndax tribunal bi alloué wul kenn dommages et intérêts yow décision tribunal ci ñàkk alloué ay dommages et intérêts nan nga ko jàngatee. waaw parce que tout simplement dafa am lu ñu waxoon ñu bi ñu àttee Khalifa Sall ak Mbaye Touré dañu waxoon ni alal ji nga xam ne moom lañ koy toppee alal jooju ville de Dakar moo ko moom ñu voté ay crédits budgétaires mu am ay ati at am compte de gestion am compte administratif compte de gestion c'est l'agence comptable de l'État moo koy certifié mooy li ñuy wax ACP ñooñu xam ne nii nguur gi moo leen fa teg ñuy ay inspecteur du trésor wala ay contrôleur du trésor pour ñuy xool ba xam alal yi ñi nga xam ne dañ leen ko jox ni ñu koy doxalee jaar na yoon wala jaarul yoon mu am compte administratif nag conseil municipal moo koy voté c'est-à-dire li ñu la joxoon jaare nga ko fi ñu bëggee ñu jaarale ko Khalifa Sall ak Mbaye Touré mooy directeur administratif et financier Khalifa Sall mooy maire mooy ordonnateur des dépenses toujours agent comptable particulier daf ma sa def li ñuy wax compte de gestion toujours ville de Dakar le conseil municipal dafa ma sa def li ñuy wax compte administratif donc c'est des crédits yoo xam ni ville de Dakar moo ko budgétisé dugal ko si benn caisse d'avance muy 30 millions par mois ñu koy jox maire pour muy fom pour rongoo ñu ñi nga xam ne dañ ko soxla di dog mu gàcce si yenn fànn yi xaalis bi dafay jaar si loxoom rek dem léegi état du Sénégal daal de déedéet xaalis boobu du mairie moo ko moom xaalis boobu man si laa bokk man en tant que état du Sénégal parce que xaalis boobu am na ay fànn yu bari yoo xam ne ni xaalisu Sénégal mën na si dugg mooy les fonds de concours les fonds de dotation yooyu état bi moo koy jox communes yi pour ñu mën liggéey c'est des fonds dédiés mais bu ñu ko saytoo ba xool dañuy gis ne certes les fonds yi nga xam ne ni mooy alimenter caisse d'avance bi c'est des fonds publics c'est des deniers publics mais c'est des deniers publics propres à la ville de Dakar bokkul ci les fonds dédiés bokkul ci fonds de concours bokkul ci fonds de dotation léegi état bi mu xamee ne fonds yi daf ci bokk moo tax mu jël agent judiciaire de l'État
mi nga xam ne mooy avocat état na ko dama bëgg yow tim nga bokk si procès bi pour que ñu jox ma ndàmpaay parce que samay fonds sama xaalis boo nekk si biir ñu digal ko mais bañ demee tribunal ñun dañu bañoon loolu dañu ne agent judiciaire de l'État amu fi place si xeex bi ñuy xeex acte bi ñu atte amu fi place ville de Dakar ni man aw ma dara lu may toppee ñooñu man maa moom xaalis bi topp ma Khalifa Sall topp ma Mbaye Touré topp ma keneen jël ay avocat dajee conseil municipal constitué au partie civile jël ay avocats yu leen di défendre biñ demee ba sa fin bi tribunal daal ni agent judiciaire de l'État certes sa constitution de partie civile est recevable mënees na ko nangu waaye dama koy débouté parce que xaalis bi nga xam ne nii moom la ñuy xëccoo xaalis boobu yoonam nekku si mu ne ville de Dakar sa constitution de partie civile est irrégulière parce que préfet bu Dakar dafa ne ni ñu voté ni ñu conseil municipal ni mu dajee ba voté loolu noonu pour constituer partie civile dafa demander une seconde lecture et la seconde lecture bi ñu koy demandé ba ko préfet de Dakar di demandé boobu procès bi ñëw na nga xam ne ñu waroon dolli dossier bi donc liiraat ko xoolaat ko soog ko yónnee wala mu def recours administratif yooyu yëpp ay pexe la woon rek pour bañ a pour écarter ville de Dakar constitution de partie civile am parce que bu fekkee ne ville de Dakar nee na man maa moom deniers yi te amul dara loo xam ne ni yàq na suma alal ji ma dénkoon Khalifa Sall ak Mbaye Touré mais kooku am na si droit de regard wala déet du am na si droit de regard mais état ñu ne état am na si droit de regard mais état dañ ne ko xaalis bi ñuy xëccoon ni si yoon nekku si man nga constituer partie civile et c'est un mauvais précédent d'ailleurs on en reparlera ultérieurement à d'autres niveaux mais na ko yow mën nañu recevoir sa constitution de partie civile mais xaalis bi sa yoon nekku si. jàpp ngeen ne boo leen demee cour d'appel kon di ngeen am ndam ci xeex bi ngeen di xeex. bu fekkee ne dañ ko teg si yoon atte ko si yoon lu bari mën na feeñ cour d'appel du ma nag anticiper si lu cour d'appel di def parce que loolu du suma wareef ay nit ñu baax ñoo fa nekk di atte ñoo xam ne am nañ confiance si ñoom parce que man du ma am ay préjugés toujours bu ma duggee si procès damay accorder la bonne foi à ceux qui doivent juger damay wax ñi nga xam ne dañu war a atte parce que atte dafa nekk loo xam ne dafa yombul am na ñoo xam ne dañuy atte ba pare jum te tey ñu ko parce que yàlla rek moo dul jum am na ñoo xam ne dañuy atte parce que tout simplement dañuy jum parce que tout simplement ni ñu gisee sujet bi ni ñu ko gisee problème bi bokkut ak ni mu war a ni ñu ko war a atte ñu nekk seen conviction nag fii ñu jaar fii la yoon wi fekk du yoon wi am na ñoo xam ne dañuy atte nag aussi parce que tout simplement y a le pouvoir politique ak le pouvoir exécutif ñoo nekk si gannaaw yooyu yëpp dafa am mais li ñu bëgg ñun mooy bu ñuy atte nañ xool ñaari fànn nañ xool ne ku atte ëllëg danañ la atte mais nañ xool aussi ne atte bu ñuy def rek si au nom du peuple sénégalais lañ ko def parce que atte bi nga xam moo gën a neex mooy atte boo xam ne bu ñu ko atte Sénégal yëpp na wiiw mais bu ñu atte ba pare sénégalais majorité bi yëpp na cam kooku ki atte war nañ xoolaat boppam. bu ñu génnee ci procès Khalifa Sall maître gis nañ Sénégal bëri na ay coow jamono ji surtout étudiant bi nga xam ne mooy Fallou Sène ñu faat ko fële ca université Gaston Berger bu Saint-Louis yow xew-xew boobu nan nga ko jàngatee bi nga ko yëgee nan la def ci yow. metti na ma lool ndax nga baal ma jaale waa kër sëñ Fallou di jaale Sénégal yëpp. ndax neexul nga nekk xale nekk ndawul dem si bërëb di fa sàkku xam-xam pour bëgg a teral sa bopp teral waa réew mi teral say waajur ñu faat sa bakkan loolu neexul ñu tudde ko nag koo xam ne dama ko bëgg lool muy sëñ Fallou Mbacké donc du ma def lu dul mu metti ma mais dañuy xam ne aussi mooy li ma leen wax ndogal rek day am fu nekk nattu day am fu nekk ñi nga xam ne moom la wàcc seen kaw muy waajur ñoom sëñ Fallou Sène nañ nangoon na suñu borom lépp loo xam ne am na rek bindal na ko duñu ay fataliste nag ay rationaliste lañ dañu yor suñu xel di xalaat mais dañu gëm destin aussi parce que yàlla nit ki boo avant ngay gane àdduna bind na li nga war a doon ak fi nga war a jaar yëpp ak kañ la ngay ñëw gane àdduna ak kañ nga fiy jóge ak nan nga fiy jógee yooyu yëpp suñu borom bind na ko donc dañ koy nangu en tant que jullit
en tant que gëm mais ni mu demee métti na trop parce que bu ñu waxee ay affaire revendication lay moo tax mu dem ay affaire bourse yéex na ñëw wala yéexul na ñëw loolu il faut ñu métti lu ko di yàlla nag di ñaan suñu borom ci barki weeru tedd wi ñu nekk yàlla ko suñu borom ak turandom tettu bi nga xam ne ni moo gën a rafet moo gën neex yóbbu ko si àjjana yu kaw yi te am nañ si rafet nañ si njott parce que am na loo xam ne boo ko demee dañuy rafet na njott rek ne suñu borom mën na la taxaw bu loolu weesoo enseignement bi ñu ngi siy wax université yi ñu ngi kaas te dama seetlu ne ñun bi ñu nekk université la ñu doon xeex ba léegi moom moo nekk ba léegi moom la ñëpp di xeex kon def nañ fi lépp ay états généraux de l'éducation def nañ ci façon pexe bu nekk pour bëgg que l'espace scolaire ak l'espace universitaire soit pacifié c'est-à-dire que guerre yi wàññeeku guerre moom grève yi wàññeeku parce que grève ak jàng ñoo ànd moom ñaxtu ak jàng ñoo ànd mais mu wàññeeku bu baax ba ñi nga xam dañuy wuti xam-xam ñu mën koo am si fànn yi nu mu gën rafetee parce que kat xale mooy mag ëllëg mooy nekk mag ëllëg te éducation ak njàngale bu fekkee ne sa jeunesse formé nga leen nu mu gën rafetee nu mu gën dëgëre ëllëg sa réew mën nañ am yaakaar si moom te mënoo wax émergence ba pare émergence bu am benn socle boo xam ne dafa am importance muy l'éducation et la formation ba pare nga négliger ko émergence mënut a am te amoo ay citoyens yoo xam ne dañu taxaw jàng li ñu war a jàng xam li ñu war a xam bëgg a ànd pour tabax mais ni muy doxee nii fi mu toll nii tey na xel il faut ñu toogaat il faut ñu gis il faut ñu waxtaanaat ci éducation bi il faut ñu waxtaanaat ci université bi président jël na ay mesures am na ñu sanctionné mooy le recteur mooy le directeur du CROUS mais est-ce que sanctions yooyu c'est des sanctions appropriées ndax ñooñu ñu lañ war a sanctionner ndax au-delà de ces sanctions là amul ñeneen ñu war a sanctionner wala ou c'est tout le système qu'il faut sanctionner mais c'est pas normal que ñu ne dañuy sanctionner diw ak diw rek le président jël na inspection générale d'État na ko demal saytu ma xoolal ma la fa nekk là le parquet est en train de faire des investigations l'affaire sera devant le tribunal am na ñu ne peut-être dañuy xaar ba booba ñu mën a situer les responsabilités des uns et des autres mais moi je suis contre les mesures intempestives mbir du am rek pour bëgg a satisfaire des étudiants nga daal di jël ay mesures extrêmes nga damay limoger diw non comme da nga sanctionner da nga situer ay responsabilités moi j'aurais souhaité que ñu dem ba situer les responsabilités des uns et des autres xool fan la mal bi jógee xool fan la njaaxum li jógee kan moo ko sabablu kan moo si ku nekk loo si jugé ban rôle nga si jugé bañ am ay conclusions yoo xam ne yu clair la yu objectif la ba waa Sénégal xam ne ni fii ñii ak diw kan ñoo nekkoon si gannaaw ñu soog a sanctionner bu fekkee système bi la ñu war a sanctionner et je crois que c'est le système qu'il faut sanctionner ñu sanctionner système bi repenser le modèle universitaire sénégalais repenser le modèle scolaire sénégalais parce que il est temps que ñu réfléchir que ñu repenser les modèles fi ñu toll ñëpp leen di suivre ndax seen sérieux seen objectivité seen correction am na ñoo xam ne kilifa yoo xam ne si réew bu ñu xëyee li ñuy njëkk def mooy xool Dakaractu li mu wax loolu nag dafa nekk défi si yéen da ngeen ko relever défi boobu mais nous avons confiance en vous et nous pensons justement et humblement que vous allez rester dans cette objectivité vous allez être transversaux bu leen kenn dugal ci ay parparloo Sénégal moo leen intéressé Sénégal moo leen ñor et il y a une parcelle de ces jeunes sénégalais chez vous comme il y a une parcelle de ces jeunes sénégalais chez vous je sais que s'il plaît à Dieu vous allez enjamber les défis qui se posent devant vous
Maître Khassimou Touré bokkoon ci avocat yi doon layool Khalifa Sall fële ca tribunal ci mbirum caisse d'avance. Maître Khassimou Touré bokk ci ténor yi nga xam ne ñoo nekk ci barreau bu Dakar. kon ñu jox leen dig daje ëllëg ak beneen invité ci seen télévision numérique Dakaractu TV jërë ngeen jëf.